asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak si yéen seen émission tey nag ñu ngi leen di indil lu ñuy wax saumon xam nga doon nañ fi def nañ fi ay saumon yu bare tey beneen façon version lañ leen di indil boo xam ni moo gën a gaawati sax li xale yi di wax naan moo gën a deewati moom la ñuy def donc sans plus tarder dañuy leen di wax rek li siy dem mu nekk saumon bien sûr mun na nekk nag façon jën bu la neex mais man saumon laa fi yore donc tey du am sauce soble gars yi dinañ daw léegi du am sauce soble donc li ñuy def mooy sauce liquide lay doon ñu daal di ci boole ak suñu carotte baby carrots carottes yii nii mooy yu ndaw yi boole si aussi ak suñu pearl onions mooy soble yu ndaw yooyu noonu ñuy def par exemple di ko décorer ceebu yàpp yeeg yooyu mu nekk chipotle onion moom la nekk mais bii kenn defu si vinaigre wala lenn kenn ferment defu si lenn donc ñu am aussi courgette ku nekk yooyu yaay xool ban façon légume moo la neex bu verte bi laa am bëggoon naa si def bu jaune bi waaye yàlla dafa dogal ni boobu jeex na donc bu verte bi laa am moom laay continuer daal di def aussi citron ñu am fii suñu assaisonnement mu nekk sel poivre ak suñu mixu kii épice bi nga xamante ni dafa am curcuma bi nga xam ne dafa fumé ak paprika ak ail en poudre oignon en poudre tuuti sel ñu am beurre aussi ak tuuti huile ak laaj donc sauce bi day nekk genre sauce à base de d'ail boo xamante ni dafay nekk comme crème rek lay mel mais sans le lait quand même kon nag sans plus tarder ñu ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis nga léegi li ñuy def mooy dama bëgg toujours garder goût saumon bi xam nga saumon dafa neexaay boo xamante ni bëgguma ci def lenn loo xamante ni dina ma changer goût bi ci boppam dama bëgg toujours ñu am goût saumon bi ci boppam donc damay def tuuti sel tuuti suñu assaisonnement après daal di jël dem kii ko genre saaf lay doon mais shallow fry du ma ko saaf ak diw quoi damay def tuuti diw tuuti beurre après dugal ko ci genre comme nga ne four wala lu la neex rek man ci genre poêle bi ma yore moom laa koy def. léegi ñu ñëw donc ñu salé affaire yi tuuti voilà ma attiré seen attention fii. gis ngeen ci ginnaaw bii saumon dama ko wut mu am der bi aussi ma bàyyi ko ci am na yoo xam ne amul der mais bii dama jëloon bi nga xam ne dafa am der exprès te bu ngeen xoolee ci côté der bi li ma ko def mooy dama ko tranché comme d'habitude su ma am na des fois jën su ma koy togg comme bu may defar firir ma def ko tranché yooyu nga xam ne day mel ni day nekk ay losange même chose laa def fii ku mu neex nga bañ ko tranché mais man dama ko def pour côté esthétique bi mais aussi cafka yi mun a dugg bu baax ci biir ak der beeg yépp mix assaisonnement bi mu am paprika bu kii bi bu fumé bi tuuti daal di am aussi kii ail en poudre oignon en poudre am levure nutritionnelle am tuuti sel moom tamit gis nga ma daal di def aussi tuuti curcuma bi nga xam ne dañ koo fumé looloo tax gis nga ma siy def tuuti d'habitude gis ngeen ma dama ko si sotti ba kontaan donc légèrement rek laa si def épice légèrement voilà léegi moom dañ koy teg le temps suñu poêle di tàng ak yooyu ñu daal di jublu si légumes yi nga xamante ni courgette bi rek laay lijjanti fi mu ne nii parce que dama am benn étape boo xam ne moom laay def pour togg bi gën a gaaw rak-tak ñu pare incha allah voilà gis ngeen courgette yi ah dama koy jël ma daal di koy dagg def ko ay genre demi kii dagg ko en diagonale quoi nga xam ne day mel ni lu ovale au lieu de mu nekk lu circulaire ba pare bu ngeen xoolee dama jël paaka bi nga xam ni daf koy jox forme bi nga xam ne dafay mel ni lu am ay zigzag nii juste pour rafetal ko daal comme affaire bi tey jii nekkul lenn loo xamante ni dañ siy def ay yeneen bagage donc il faut lekk bi tamit mu neex gis avant comme ça nit ñi mën koo ñemee jege gis ngeen ku trouver que ni courgette bi dafay dijj ba mu ëpp su la neexee nga dagg ko ci digg bi nii
après dagg ko ay lamelles noonu aussi tamit loolu yëpp option la mais man tey jii moom bi laa sentir tey moom bu gaaw bi laa sentir voilà gis nga pare na léegi li may def mooy dama koy daal di yóbbu directement moom commencé ko dama koy tay xam nga léegi bu ma ko tayee comme ça loolu dafay tax ma garder beaucoup plus de vitamines ku mu neex bu fekkee ni tay bi daf lay jëlal temps bu la neexee nga baxal ko tuuti ba nga xamante ni dañuy xaw a mel ni lu ñor bu ko defee buñ koy sauté duñu def du yàgg c'est juste pour mélanger ko ak beurre beeg ak xam nga yiñ siy def yooyu noonu rek la donc ñu daal di dem ci gaz bi commencer ko sauté foofu. voilà gis ngeen teg naa sama tayukaay bi donc mu di ma xaar defoon naa ko ndox bi di def naa ci ndox léegi dama bëggoon nag pour nga xam ni affaire bi man duma taxaw di ko xaar daal moom moo may xaar au contraire. gis nga yi ay carottes yu ndaw la yoo xamante ni dafay rafet ci surtout si fekkee ni da nga togg loo xam ni boole woo ci ay ingrédients yu bari moom kese dafay nekk décor daal donc gis nga kiiwuñu nuñ koy waxeeti dindiwuñu cat bi da ngay xolli ba mu ba mu yegg ci cat bi nga bàyyi fa mooy fi affaire yi carotte bi di saxee noonu quoi nga bàyyi fa tuuti rek pour décor boo leen xoolee bi ñuy nduggi wanoon naa leen sac bi ci boppam dañ koy jaay nii soo ko mënulee am su fekkee am nga carotte yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci supermarché yi nga xam ne day amaale seen feuilles yi même chose la yooyu ngay jël rek xolli ko après daal di koy dagg tuuti rek bu ko defee ci bout bi bàyyi fa tuuti loo xamante ni pour décoration lay nekk donc carotte bi la ñuy njëkkee comme moom mooy gën a jël tuuti temps moom la ñuy njëkkee bu ko defee moom aussi su demee ba xaw a nooy tuuti ñu daal di koy jël parce que côté al dente mooy par exemple du nekk lu ñor xomm mais soo ko yëyee di nga sentir mu am tuuti lu dëgër tuuti a little bite loolu moo lay wan ni xaw na ñor kii baax na quoi au lieu de muy seey parce que noonu ngay conserver vitamines yi léegi nañ jublu ci jën bi moom affaire bi pare na poolam bi muy dem voilà gis nga pool bi laa koy toggee donc damay daal di ñëw def tuuti diw tuuti loo xam ne dina couvrir pool bi ci boppam li moo taxoon ma ne duma ko saaf quoi parce que nii rek da ngay mel ni ku koy lakk ci four gis nga ma daal di jël benn dagg beurre gis nga tuuti la mooy comme équivalence benn kudd bu ndaw beurre moom laay jël def ko pour mu joxal ma affaire yi plus de goût jën moom surtout saumon dafa gaaw a ñor donc taf mu pare mais noonu la gaawee waw aussi soo deful ndànk diggante fi muy ñoree ak fi muy draayee benn la donc da nga siy bàyyi xel boo commencé gis mu commencé opaque ci côté yi rek maanaam mu mel ni lu weex rek yow xamal ni sa jën pare na parce que boo ko dindee après dafay am li ñuy wax toujours chaque fois ma wax leen ko carry on cooking time moom mooy maanaam boo ko tegee le temps muy sedd day continuer di togg di ñor ba léegi daal donc loolu foog ñu siy bàyyi xel lu ñuy munti togg lu nekk bu desee comme ay nga ne ay 2 minutes pour mu ñor wala 3 minutes mun nga ko ba 5 minutes sax mun nga ko fay bàyyi noonu parce que dina ko yeggale incha allah voilà gis nga léegi pare naa damay daal di jël jën bi donc côté bi nga xamante ni moom moo am der bi foofu laay jiital njëkk bu fekkee ki nga xam ne bosam amul der na jël côté chair bi fii nii foofu lay teg parce que foofu ngay présenter fi nga xam ni foofu nga bëgg a présenter rek foofu ngay jiital bismillah voilà gis ngeen saumon bi ni mu def nii lii moo may wan ni déjà pare na ndax ni mu ubbu woon ràpp noonu quoi gis ngeen de damaa feesal cin bi pour bañoon rek nekk fi di defaat encore mais def leen ko étape de ku bëgg voilà gis ngeen suñu carottes yi pare na donc dama koy daal di ñëw rek seppi fii ndànk comme ça ñu mun a jublu ci suñu yeneen ingrédients yi voilà courgettes yi aussi muy summer squash
ñu jël ko def ko moom tamit bii moom taf-taf mu pare incha allah parce que soxlawuñu mu nooy ba lappax gis nga courgette yi moom littéralement 2 minutes la ñuy jël mu pare bu la neexee sax étape bi mun nga ko sauter carrément mais man gis nga couleur verte bi mu yore ni mu rafetee nii moom laa bëgg a conserver moo tax ma def lii nii yëpp sinon mënoon naa ko sauter directement ci affaire yi parce que gis ngeen yenn yoo xamante ni si chez Bilo sax def naa ko fa yoo xam ni si suñu émission yi def naa ko fa nga xam ne dama ko sauter directement beruma ko defuma ko lenn léegi nag ñu jël suñu oignon perle yi voilà moom tamit gis nga dafay ñëw ñu congeler ko noonu léegi yow yaay xool tey lii mooy nekk suñu soble donc ma daal di koy jël li may def nii c'est juste pour décongeler ni mu seddaay beeg yooyu noonu dindi glace bi quoi loolu laa si bëgg parce que moom pare na xaw nañ ko baxal pour mun ko xolli da nga koy def si ndox bu tàng ak yooyu pour mun ko xolli ku nga xamante ni amoo accès si bi nga xam ne dañ ko congeler dañ koy jaay noonu si marché yi à défaut de loolu mun nga jël soble si boppam quoi nga jël ko dagg ko ay dee yu ndaw bu ko defee mu mun la imiteel kii bi soble bii nii voilà gis nga léegi li ñuy def bismillah dañuy def tuuti diw même histoire bi rek tuuti beurre ki nga xam ni régime alimentaire am mayu ko mu utiliser beurre wala dafa wàññi lu mel ni matière grasse moom mun na omettre beurre bi par exemple utiliser leneen mais man dama koy utiliser parce que dama ko soxla jarul muy tàng di def lenn léegi ma daal di ñëw bismillah jël carotte yi def ko si gis nga ma daal di ñëw def tuuti sel mooy li ma leen waxoon sànq defi ma si woon benn assaisonnement daal di def tuuti poivre tuuti rek parce que bëgg ma yàq couleur gis nga suñ ko sauté nii dafay daal di am goût bu caramélisé donc loolu lay am quoi carotte noonu la ak bu mu munti doon que muy bu mag bi wala bu ndaw bi soo defee procédure bi ma def nii après nga daal di koy mun nga ko dagg sax ay rondelles daal di koy def sauté tay ko sauté ko mais dafay mujj mel ni lu xaw a saf sax suukar booy xool loolu mooy sucre naturel bu carotte gis nga même processus encore benn daggu beurre par exemple dinaa ci sauté ñetti yépp li ma bëgg même chose sel mix assaisonnement yi def tuuti poivre noir gis nga moom tam pare na dañ koy daal di teggi mun nga couper voilà gis ngeen kii bi pare na saumon yi pare na donc dama koy daal di ñëw yàq gis nga diw bi mu génnee bi moom diwam ci boppam dafa am faat quoi léegi dama koy utiliser ci poêle bi pour mun a defar sama sauce bi ma doon wax sànq noonu dama koy def à base de kii bii nii donc mun na am sax duma ko xool waaw mun naa ma defee ko fii wala ma def ko ci poêle bi rek bu ma ci gën a kii jekku ñu waaja nag def ndànk yóbbu ko délicatement voilà gis nga suñu diw baa ngi nii donc liñ toggee jën bi moom laa jël ma wàññi ko fii gis nga lu mat ci benn kuddu bu mag la kii kuddu bu mag cuillère à kii soupe moom la léegi damay jël suñu laaj bi ak poobar bi daal di ko fii def di ko sauté ndànk ba nga xam ni dafay génnee guuwu laaj bi yépp daf koy dindi su ma paree ma daal di siy def tuuti citron bu ko defee ñu daal di koy def noonu nag léegi yëngal ko ba mu baax daggate fejet suñu ay persil def si
comme ça bu feewee nag buñ demee ba tëj ko gis nga maa ngi sentir maa ngi xeeñtu laaj bi nii. léegi ma def ci toq ndox rek comme ça du ma njëkk. sauce bi du bari. léegi ma daal di dem jëli ji sama citron def ci defaale ci aussi gis nga suñu soble bi ñu tayoon bi sànq. voilà gis nga léegi fi ma nekk nii xam nga li may def damay jël zeste citron bi ku nekk rek yow yaay xool quantité bi nga bëgg. gis nga ñu jël suñu citron benn moitié bi lay defagum en attendant di xaar. donc léegi dañuy nettoyer mu tombeek affaire bi xaw a ngeer tuuti rek bu ko defee ñun bu ñu ñëwee nag daal di yàq nag ndax affaire bi yëpp pare na. voilà gis ngeen suñu sauce bi mi ngi nii pare na. dafa am benn ingrédient boo xam dama ko ci def dama ko fàtte woon mentionné sànq mu nekk biñ demee ba ci kanam ba mu xawoon a ngeer tuuti dama ci dolli tuuti moutarde Dijon. donc gis nga maa ngi nii di ci def kudd bu ndaw bu beurre. léegi bu ma ko defee damay daal di fay sama gaz. c'est pour mu jox ma kii bu velouté bi may wër goût bu velouté bi may wër. gis nga instant bi maa ngi nii fay naa gaz bi. léegi damay daal di ñëw xool sama assaisonnement donc daal di def tuuti ci suñu épice mix bi mu amaale levure nutritionnelle ñu defaale sel aussi def tuuti poivre noir muy black pepper. gis nga suñ defee nii rek après mun nga xool sa assaisonnement et tout. donc fi mu ne nii affaire yi pare na damay bàyyi bu demee ba sedd tuuti ma daal di fejet sama persil comme lu ma leen waxoon sànq rek daal di koy teg ci kawam bu ko defee ma décorer ko plat beeg yooyu noonu incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne yow yaay safoo benn rek seen émission mi ngi woon nii tey ñu defaroon reer bu gaaw a gaaw boo xam ni saumon la boole ko ak tuuti sauce bi nga xam ne dafa am moutarde ak beurre ak saf-safal yi siy dem daal. donc mu ngi nii ñu boole ko ak aussi suñu légumes yi nga xam ne dañ leen a sauté tey jii ñu choisir ñaar kese ñett laa war a wax bokk mu nekk carotte ak courgettes yi ak aussi soble yu ndaw a ndaw yi. donc di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di remercier ñu ngi gis seeni contribution ak jàppale beek yépp di leen wax bu leen toujours fàtte di abonné wu ci chaîne bi mais aussi di partager vidéo yi di leen ko like di leen jox dig daje ba beneen yoon te di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. وسلم